xeex boobu ak Khalifa Sall fi mu gën a fësee mooy biir assemblée nationale yéen ñu seetlu ne amu leen député boo xam ne bokk na ci Manko Taxawu Sénégal responsable des jeunes moo fa nekkoon 9e position mujj la jàll est-ce que loolu tey nekk loon calcul mauvais calcul ci grand parti. loolu nag dama bëgg nga wax ko Malick Gakou moo def investiture man ci sama bopp Mamadou Goumbala lay bi résultat investiture yi génnee Malick Gakou def ma 28e position laa xam investiture yi ni mu demee ma gis élection yi am le grand kii comment il s'appelle Manko Taxawu Sénégal am 7 députés ci liste nationale bi départementale amuñu dara booba laa xam résultat yi et cetera position 28e bi ñu ma def it xam naa neexuma ñëpp war nañ koo xam boobaak léegi nag génnuma grand parti waaye grand parti moom li ma lay wax sincèrement duutuma ci yàq duutuma ci defar duutuma yàq ci grand parti duutuma ci defar téye naa ci sama loxo parce que Malick Gakou ni mu defee investiture yi amul kenn ku ci d'accord te investiture yi lu ci bari moo ñu indi résultat yi loolu moom ñëpp seetlu nañ ko investiture ni muy demee amu leen taxawaay bu am solo ci li nga xam ne mooy assemblée nationale est-ce que loolu du tax du mën a naxasal sax taxawaayu grand parti ci niveau national comme dañ ko defoon nawlewu AFP waaye fi mu nekk nii dafa mel ni mëtatul nawle boobu moo waroon doonal AFP moom dafay wàcc xañ na grand parti dafay stationné mais AFP moom dara desatu moom AFP moom se conjugue au passé grand parti nag fii mu ne gisatuma daal activité yi ci grand parti man daal maa ngi ci démissionné wuñ ma dàquñu ma mais li ma wóor grand parti bi ci xew tax na man duutuma ci nangu duutuma ci man mun na wax ne da nga gelé say activité ci grand parti fi mu nekk ah oui j'ai fait plus que geler mes activités dans le grand parti Malick Gakou du ma téléphoné du ma ko téléphone du wax ak man du ma wax ak man donc état boobu lañ nekk wolof nag nee na tay-tayle bu ne dees na ko taayante un jour foofu daal lañ toll te fii mu ne gannaaw ñi ngi jëm échéance su 2019 te wolof nee na buy taw kenn du fobeere ñun ñëpp foofu lañ toll ñu ngi toll daal di xool peut-être avec événement yi jëm kanam ku ci nekk da nga seet nan ngay def Malick Gakou dana seet nu muy def man danaa seet ni muy def ñi bokk ci grand parti yi te nekk dans la même position que man bari nañ ba àgg ci loolu danañ seet nu ñuy def man loolu exclusivité la bu Sénénews am maanaam Malick tey laa ko ma sa wax grand parti nii muy doxee ak nii ko Malick Gakou defee investir yi yëpp ku ne xam ne dara du am jàll ci yoon te xalaat boobu bëri nga ci morom ci biir mais waa kër Khalifa Sall ñoo gën a mer ñëpp a mer ni ñuy defee investir parce que investir yi ni ñu ko defee très baaxul ci yàlla nag gannaaw du juum def nañ ko nii leen neexee yàlla jox na leen un résultat boo xam ne bii baaxul c'est malheureux mais c'est comme ça ci Khalifa Sall moomu sax la ñuy wax levé na immunité parlementaire bi ñu ngi war a dem ci li nga xam ne mooy procès am na ñu jàpp ne dinañ ko condamné ba du bokk ci élection 2019 yi naka nga jàngatee loolu yëpp yow ma ne la loolu Khalifa Sall li ñu koy fexeel lépp Macky Sall PDS fexeeloon na ko fi ak Ablaye Wade lu xaw mel noonu diggante xàcceeg dóor du ne xew na fa li nga bëgg ñaari ci sam noonu ak li yàlla def ci sam noonu bokkut loolu laa bëgg nga xam ko am na ñu bari Alpha Condé xool ko mi nekk président de la République de Guinée lu ne ko di kii ña nekkoon Guinée Sékou Touré ak ka fa nekkoon def nañ ko muy daw di jaar ci frontière di ñëw Sénégal léegi mooy président xoolal Ouattara mi nga xam ne ivoirien dañ ne woon dañ ko tuddee woon tëbkatu miir ndax tëbkatu miir ambassade des États-Unis ak këram ñoo dendoo lu ne ñoxor jaay mu tëb miir daanu ci ambassade des États-Unis léegi moo nekk président c'est que Macky Sall li mu bëgg ci ay noonam politiquement xañ na yàlla du ko defal ndax loolu bu du fekkonte ne moo waroon a am Ablaye fii mu ne du nekk président ndax Ablaye Wade tegaloo na ko ndëgg sërëx boo xam ne gi bu ci daan woon tey musiba waaye nag yàlla génne na ko ci waaw mais nag ci génne woon nag bari na ñu ci fàtte ndax Ablaye Macky Sall ba muy xeex kan la gisoon sëñ Abdou Fatah Mbacke mi wàccu liggéey sëriñ Aliou Mbacke bi dëkk fii ci gannaaw fi mu may liggéey sëñ Mbacke soxlaloo ak Alaaji Baara ñii ñoo fi ne woon beneen sëriñ nekku fi woon amul benn sëriñ bu soutenir woon Macky Sall amul kenn ñii ngay dégg yépp ñu naan Macky nangam ñii man leen carte yi ñoo ko soutenir ñoo ko fësaloon fésal ko Alaaji Baara ne ko boo koy tëj maa ngi moom ngay boole tëj xam nga ku ne xam ne Alaaji Baara effectivement Alaaji Baara xalif général des mourides ku ne xam ne jàmbaar la joo xam ne ji lu ne ñeme na ko boo te xeex nag ci dëgg ba mu ci taxawee Ablaye Wade bàyyi na ko mais Macky Sall dañ ko ne bàyyi Khalifa Sall xalifa yépp wax nañ ci mu bañ noonu la fi doxaloon ci Karim Wade mais noonu la fi defoon ba exilé Karim Wade
man benn waay nee na ma sëñ Sidi Mokhtar bañ demee di ko wax affaire Khalifa Sall dana Macky Sall duutuma ko ñaan dara. Baara Sadi mi nga xam ne maa ko tudd ñu tudde ko sama baay. Cheikh Mamadou Lamine Baara. ma ñaan ko mu nekk sama taalibe da koo tëj ba mu neex ko mu tijji ko. bi ma ko waxee affaire Karim Wade dafa bañ ba Karim Wade exilé. dégg nga léegi Khalifa Sall ñëw. xalif généraux Tidiane yi wax nañ ci ndax foofa la bokk. murid yi wax nañ ci. ku ne wax na mu bañ. ah nañ taxaw di ko seet. effectivement ci assemblée foofu la ñuy des ñu gis ne comme ni ma la ko waxee levé na immunité parlementaire u Khalifa Sall suba ki nga xam ne mooy premier ministre Boun Abdallah Dionne war na def déclaration de politique générale ndax mën na cee xaar dara ci déclaration boobu. waaye Abdallah Dionne boobu bul xaar dara ci moom. gis nga li waa ji wax contrat boobu mu signé sax ci total. dégg nga Thierno Alassane Sall nee na liirul contrat bi xamul lu ci xew. gis nga loolee muy liir. la ko la Macky Sall bëgg rek lay wax. premier ministre la boo xam ne amul benn pouvoir xam nga pouvoir bu mu am pouvoir boo xam ne bii de remplir un vide constitutionnel donc buñ nee signé fii mu signé fii donc dara la fa dul wax defoon na discours de politique générale léegi discours bii muy def na ko càmbar na càmbar bële ba mu njëkkoon a def waaw ñu seet lam digge woon ndax def na ko boo xoolee ñaar discours yi comparé leen wóor na ma ne réchauffé donc lu bees la ci am Macky Sall def wër Sénégal gépp les 14 régions fu ne mu def fa conseil des ministres décentralisé avec des promesses 300 milliards 400 milliards ba tey mujjul fen ma fu mujj def na ci tuuti rek mënu ko amul xaalis bi mu ne moom lay def ci investissement public amu ko xañ na bu bëggee it amul xaalis tey annoncé na 30 milliards pour nee na benn fonds pour l' entrepreneuriat rapide maanaam réaction la pour ndaw yi dem Libye est ce que loolu tamit du yaakaar bi la jox ci moom kooku ndaw yi dem Libye dama nañ bàyyi foofu après ñu ñëwaat dama la bëgg a wax Macky Sall parce que dans la loi de finance bii di ñëw woteel nañ ko ne il na lebi 600 millions liquide 600 milliards liquide na ko leb mais endettement bi ñu ko wax na nga def ko pour investissement c'est 1205 milliards mais 1205 milliards yi dafa am ay dons ay investissement yoo xam ne yi matériel la mais xaalis bi ñu ne na ko wuti muy liquide muy 600 milliards 600 milliards yooyu boo ko booleeg li ñu amoon ci endettement nga xam ne mat na 6 000 milliards on sera à 600 milliards booleeg endettement intérieur bi nga xam ne Macky Sall ameel na ko entreprise sénégalaise muy presque 840 milliards mais yooyu te entreprise yi mu ameel entreprise dette yi boo leen ko fayut entreprise yi âge yooyu ña ngay daw fële ca banque ba fayoo entreprise yi mais kooku ça freine la croissance bi bëgg a porter à 7%. te entreprise yooyu ñoo war a def recrutement ñoo war a def recrutement wàññi chômage bi déjà lee muy joxe fee dans la précipitation sax amul sens gars yi dem Libye peut-être ñu ci bari sama dëkk ba Colobane lañ dëkk ak Xelkom ñooñu xam nga boo leen defal ay projet d'investissement foo ko yóbbu da nga leen koy defal dans l'élevage ou l'agriculture te élevage ak agriculture surtout mënoo ko promouvoir au Sénégal def ci ay investissement yoo xam ne yi day def des investissements yu indi ay emploi yokk production bi teg freiné au problème u sàcc yi sàcc ci àll bi moo bloqué moo yàq àll bi ba mënoo faa def benn problème pourtant bokk na ci li Aminata Mbengue Ndiaye waxtaanee démb ci assemblée nationale waaw il a son budget xaw ma de 29 milliards et quelques déjà matul 30 milliards 23 milliards et quelques la moom lañ ko def dafa nga ne élevage nga xam ne c'est le poumon presque de l'économie sénégalaise nga ciy def 23 milliards élevage mënoon na cee def lu bari agriculture mu def ci bari parce que agriculture bii ma lay wax fii mu ne tracteur les grandes exploitations ñoo ko moom les petites exploitations xam nga machine yooyu liñ daa wax machine semoir yooyu nga xam ni Siscoma moo ko doon joxe temps bi ma nekkee gune ak yooyu machine yooyu la ñu war a am te machine yooyu fii mu ne bu ñu ne dañ koy joxe dañuy jël abrégion jox ko 1000 machines gars yi di ko liiboo xam nga liiboo mooy ñu mar ku ci nekk ñu jox ko ndox nga naan joxewuñ dara machine agricole amul ci àll bi boobu ci àll bi nan la gars yi mën a bay mbay mi looloo ko sooxeel xañ na sax mën nañoo débrouiller cette année joxe jiwu baax ndax gerte gi baax na ren gerte gi baax na dijji ni jiwu baax mën nañ koo am mais bu ñu amee jiwu baax te gars yi maanaam amuñu engrais jumtukaay yuñ liggéeyee Sénégal pays boo xam ne bi foo jeex phosphate la ñuy importer engrais dañ koy importer bi ñu importer engrais xam la c'est pour enrichir des champs moo tax ñu koy alors que Matam mu ngi fees ak phosphate mais Matam man dëkk bi ma fekk baax ñu koy wax ngumbale foofu fépp phosphate la Sénégal fépp phosphate la ñuy importer engrais xam nga am na ñuy wuta enrichir donc agriculture bi maanaam li ñuy wax